voilà mbokk yi kon asalaamaaleykum dikkat nañ ci suñu émission bi nga xamee ne moo di jano bi fii ci 98.5 Sénégal gi yëpp wërngal kàpp di ko déglu ci waxtu wi nga xam ne ci la ñu toll. tey nag ñu dalal citoyen bi nga xamee ne kenn du ko présenté kenn mu di Déthié Diouf ñu xam ko bu baax a baax moom moo jiite parti bi nga xam ne moo di Visa loolu sax xam naa du ñàkk mu dikkal nu ci les citoyens nekk tamit membre ci coalition bi nga xam ne moo doon diso déggoon nañ ko fii jamono yi nga xam ne ci élection yi yéen ak ñoom Modou Diagne Fada ak ñeneen loolu sax daan ci dikk léegi nekk tamit président des ambassadeurs yi nga xam ne pour jàmm ci biir Sénégal loolu moom daan nekk sa actualité parce que Abdoulaye Wade ak Macky Sall gis nga Khalifa Sall génn na et tout ça daañ ci wax léegi alors nga jiitam cercle des amitiés bi nga xam ne fii Sénégal ak bu Corée du Sud ñooñu tamit nga am ci ab ndomba tànk itam ñu xam la bu baax a baax itam ci wàllu politique alors Déthié ñi ngi lay nuyu. ñu ngi lay ziar Hadj Maodo di la jaajëfal ci invitation bi nga ñu defal am yéene tamit ni dayoo émission bi fexe cee indi suñu wàll ak suñuy leeral ngir gën a gindi askan wi ngir gën a mën a participer ci doxalin bi gën ci suñu wàllu réew ci politique bi ci wàllu jàmm ci wàllu coopération bi fu ci nekk rek ci wàllu ndaw yi fu ci nekk rek yàlla ñu waxtaan ci rek mën nañ ci waxtaan. d'accord Visa mooy lan sa parti bi. waaw Visa moom dafa nekk parti moo xam ne ñëwul yokk ci li mu parti yi mais dafa ñëw yokk Visa dafa woote dammel muy soppi jikko yi taxaw askan wi mooy parti bi nga xam ne dafa judd ci juróom benn weer mu am récépissé demal boppam élection locale 15 communes mu am ci 11 200 voix am 35 conseils gagné benn commune ci turu boppam élection législative ñëwit ñu demal suñu bopp donc sans pré-campagne ñu ngi jël 30e sur les 47 raw ay coalition raw ay parti donc am doxalin tamit ndax dañu gis ne kujje politique bi am maanaam les mêmes hommes ne donnent que les mêmes résultats donc dammel gi ñuy woote am na génération bu war a jeexal am na génération bi war a ñëw kon loolu yi tamit ak parcours bi ñu yàlla may ci xeex ak ci combat loolu war na mën a gën a am njëriñ comme ñu nag ñoom min Sonko génération lañu mais kenn ku nekk it ni ngay dikkee ndax it loolu doon na lu am solo doxalin bi ak jikko yi nga xam ne war nañ ko mën a doxee ndax politique baaxul la ñuy wax jikko yi yàqu na lan moo yàq politique lan moo yàq jikko yi ay nit la lan moo koy defar ay nit ñu volontaire pour mën a jubbanti. d'accord Visa dem na ci élection locale yi ñu génnoon dem lijjanti ji am na conseil gagné na benn commune. fexe na yi tamit ba dem ci jibu boppam. mais ci bi ñuy xëccoo réew mi da ngeen dem ci coalition diisoo. waaw coalition diisoo. lu ko sabab lu ko indi. waaw xam nga ñun dañu gëm ne maanaam du ñun rek a mën maanaam bu ñu gisee keneen ku mën ñun am lu ñu mën ñu fexe boole suñu doole. donc ba ñuy tàmbali dañu njëkk a bokk ci coalition bu ñuy wax EFOP entente des forces de l'opposition ñu nag ñoom Fada ak ñoom Souleymane Ndéné ak yooyu ñu nag ñoom Makhtar Souran donc ñu doxal parce que boobu am na lu ñu doon wax la tyrannie des grands partis maanaam PDS ak ñenn ñi dañuy taxaw ne bu dul ñoom dara du baax. ñu jàmmaarloog ñoom ba imposé wu après dem ci négociation yi amoon ci wàllu dialogue politique bi nga xam ne moo njëkkoon am ñu def fa taxawaay donc ba nga xam ne taxawaay boobu am na lu mu jur. alors ñu jóge ci daal di bokk ci li nga xam ne moom lañ Manko Wattu Sénégal Manko bu mag ba nag waxuma yu ndaw yi mujj juddu ndax Manko boobu matoon nañ juróom benn fukk 86 leader yàlla dogal maanaam man ci juróom-ñett yi ko doon jiite ci laa bokk donc nekk président commission nationale des jeunes xeex bu ci war ñu def ko ba mu mbir mi dem bay war a sotti parti yu mag yi ñoomin PDS ak ñoomin réew meeg ñooñu ñoom gàkkook ñooñu ñu rocceeku waxtaan ñoom seen biir après daal di ne dañuy taxawal seen Manko taxaw Sénégal bàyyi ñii ndax mbir mi leeroon na xeex bi man maa dem Thiès ñu def fa njëkk a taxawal Manko départemental nekk coordonnateur départemental bi Thiès ñu xeex foofu on a fait reculer le préfet ci marche bu mu doon interdire ñu jóge fa dem Mbàkke fépp fu tàng rek dem nañ fa def fa combat ba lépp leer boobu bu ñu àndoon rek dañ doon gagner majorité à l'Assemblée waaye les grands partis là dans leur tyrannie jàpp ne lu baax ci ñoom la yell daal di beddi bàyyi ñeneen ñi loolu indi nag pëccëxoo bi kenn ku nekk demal sa bopp. léegi nag boo àndeek nit ba loolu pare ñu bëgg a daxawaat ne noonu nañu dajaloowaat ñu ne non nit ki nga àndal mu wor la te tey ko léegi la mu doon diir dalu ko mu bëgg lay utiliser waat ñu ne dootuñu àndatee ku ñu wor ba pare. donc loolu it tax ñu indi benn coalition bu ñu taxawal ba ñu wootaatee négociation yi am ñu ne duñu wuy ji ndax it bu ñu wootee ne nañu waxtaan lu mu mën a doon ñëwal
parce que nit ki mënu laa gën a muus ñaari yoon ministre de l'intérieur le président mënul gën a muus yow mi muy jàkkaarloo ñaari yoon ba mën laa wax lu dul noonu nga mën koo nangu waaye buñ la ne kaa ñu waxtaan nañu évaluer li fi amoon nañu saytu après daal di def ay proposition am ñu bëri ne ñoom demuñu mais ñun ñu dem. mais coalition bi moom bon léegi. mais avant coalition bi. di nekk diisoo oui dafa nekkoon correct. boobu tous les députés yi nga xam ne ñi ngi woon à l'Assemblée nationale te nekkoon des non inscrits ñoom Aïssata Tall Sall. le PUR donc kii Aïda Mbodj donc Guirassy donc Modou Diagne Fada Baldé ñun ñëpp a ngi ci woon donc loolu it bañ ko defee maanaam ñaar ñu tànn. pour ñu teewal opposition bi ci dialogue bi man la woon ak ku ñuy wax Njawar Pay ñu mën a négociation ñun ñoo demoon mission yi nga xam ne ñoom lañ def Praia dem kii pour affaire nu mu tudd parrainage beeg yooyu donc ci biir évolution boobu nag ci la ñu dem ba daal di waxtaanee nañu taxawal n'est-ce pas donc suñu coalition politique donc nag ci lañ taxawal diisoo bi au début ñu nag Balde la woon ak yooyu Balde ñëw jàpp ne moom la ñu war a topp ci ginnaawam boobu moom am na lu lëntoon ci digganteem ak président mu bëgguñu utiliser ci loolu man ma bokk ci ñi njëkk a bañ loolu bañ demee ba li mu doon pexe sottiwul après ñu de éjecté ko mu génn ñun ñu continuer dem ci élection yi donc ba ñu ñëwee nag nekkuñu ci Benno Bokk Yaakaar ndax diisoo ba mu ñëwee dafa doon léegi la grande coalition présidentielle waaye comme turu Benno Bokk Yaakaar moo siiw mënuñu ko woon changer léegi ñu daal di ci dem Fada nag moo nekk coordonnateur bi. mu nekkoon coordonnateur bi bon léegi depuis lors après. coalition boobu moom daanaka taxawatul après l'élection du président. waaw Macky Sall. waaw maintenant. coalition bi sax au frigo quoi xaw na waaye li am mooy kenn ci ñun kontaanul ndax élection yi na mu demee wax dëgg yàlla sonn nañ ci. amuñu ci moyen. ndax it yow li nga amoon sax ci ba ngay dem élection législative. boo ànd ak président waroon ngaa am lu ëpp loolu amuloo ko. nga xeex ba président fu mu dem fekk fa waa diisoo remarqué nañu félicité nañu kon am na xëy na leneen lu ñu gënoon mérité que situation bi ñu nekk nii donc ci ay jafe-jafe. non mais Fada moom fal nañ ko xanaa kay yéen amul dara. waaw Fada mi ne woon ci bopp bi kay moom fexe na ba jàll bu je sais pas. pourtant Fada moom dafa yore mbootaayam gu tudd waar wi. waaw moom yorul waar wi sax LDR ndax ba muy. LDR waaw législative la tuddoon waar wi. voilà après mu dem LDR quoi leeral. yeesal xaw ma mu yore yeesalam. yeesal waaw donc ñu ànd ci. moom le président seddagum liñ ko jox nag ñaanam ñun ñooy coalition bi njëkk a jox dara mooy moom la ñu njëkk a jox yeneen coalition yëpp joxaguñ leen woon récemment la am yeneen yu am waaye ba tey jii it nag des nañoo gis suñu bopp ci affaire yi ndax ku jàppale président ndax ñun ba ñuy dem posé wu ñoon benn condition du poste du dara lu ñu laajoon ndax am na ñu mu àndaloon ba muy njëkk a am ndam bii soxla na doole yi gën a yaatu ñu indil ko suñu doole kenn ku ne fa nga taxaw def fa la nga fa war a def ndax bokk nañ ci coalition xam bëriwul ñu coow ndax it dañu ne ànd gi maanaam bu ñu wóolontewul wala bu ñu nangul du sotti information yu bëri nag dina jóg. waaye tey jii ñun dañuy xam ne wax dëgg yàlla on n'est pas satisfait n'est-ce pas donc de notre voilà de la situation. coalition bu kii bi. bu diso bi. waaw alors mbokk yi ma fàttali ne ba léegi ñu ngi toog ak kii di Déthié Diouf mi nga xam ne moo jiite parti bi ñu duppee Visa. mais Déthié fii ñu toll nii xabaar yi information mooy dialogue politique bi. tey rek ñu ngi gis kenn koo xam ne ki sax yéen a bokk tur mais Faye la sant. mu ne en tout cas ba léegi xamuñu élection locale yi kañ lay doon kenn mënu ko wax président de la République sax nee na xamu ko. waaw yéeme na xam nga. mais c'est compliqué hein. très compliqué ndax xam nga dañu nekk dëkk bu nga xam ne dañ ko Sénégal ñu ne réew teraanga réew waxtaan la war a doon. waaye fii dañuy jaawale maanaam dialogue ak négociation. ndax souvent dafa am foo xam ne ay négociation la. am foo xam ne dañu war a dialoguer. donc parfois gars dañuy nekk ci posture négocier ndax tey am na ay dossiers politiques yu bëri yu taxawoon. donc muy affaire Khalifa Sall muy affaire kii kenn ku ne yaa ngi. am fooy jaarale. di am yu nga xam ne yaa ngi koy fexe pour mu sotti. maintenant nag xam nga réew dafay toll foo xam ne tension dafay parce que yu bëri jaar na fi. dafay toll foo xam dañ ko war a apaiser. et donc pour ñun tey occasion la ñu sant xalif général des mourides ndax Massalikul Jinaan bi li mu indi. am na solo. te bu ñu nangoo daje. rek mën a waxtaan ndax guerre mondiale sax ci table la mujjee ñu waxtaane ko ba am ñu ay accords yu ñu tënk kenn ku ne am ci loote pour dem réew mi nag maanaam bu ko kenn bëggee def bu dul man du baax parce que tey jii ni ku ne APR ñëpp nangu nañ ne ñoom duñu gaañi nangu ñoo yaatal yaa ngi déglu APR ñoom dañoo xatal gaa yi voilà dañoo xatal ku jege yëpp koy wax wala yéen a koy wax rek waa déedéet ñëpp ndax ñun dañu newoon ba ñu toogee ak président ci audience dañ ko ne na bennoo yaatal diisoo bay waaram
ba moom mu expression bi neex ko sax ba daf ko noté. mais nit ki yaatal bi amut ndax da ngay gis leen loo xam ne ñun mën nañ ko ndax nit ki xëy na mën nga ànd ak président waaye am na tey expertise ak expérience ak combativité ak porter combat yoo xam ne ñun lañ ca mën ñu bëri mënuñu ko. mais APR Macky rek a fa nekk. ah waaw mais. à part Macky kan moo fay dogal ku ko ñemee sax. waaw mais xam nga li fa ne. kon kay da ngaa war a xam ne Macky mooy yaatalul rek. déedéet du moom. ah bon moom ba ñu toogee ak moom message am ba récemment am na daje bu am ci wàllu communication wu coalition bi. mais gars ñi ba ñu ñëwee Seydou Gueye dafa présenté ñu jékki-jékki ñu ne lii résolution bi am keneen ku APR ku daal di jël pour war a lire résolution bi président Macky Sall président de la grande coalition daal di jël parole ne dañoo ànd ak ay nit ne moom dafa gëm ànd bii dafa dëggu ci moom. kon maanaam yow da ngay am loo téye keneen am lu mu téye. Parfait. vraiment ci kanam. loolu la Macky Sall wax loolu la def c'était ici au Méridien mu daal di ne non il faut mbir mi ngeen xam ne du ñun rek ñëpp la kenn ku ne da nga cee indi sa loxo daal di ci la ñu jël affaire bi daal di koy mujj jox alliés yi pour ñu mën a lool ndax it moom rek bu mënoon fal boppam du seet keneen. réew mi moo àdduna bee toll foo xam ne mën yow rek def yow rek wóorut da ngay mën. bàyyi keneen mu mën bu ko defee ngeen àndandoo risque bu amee ngeen partager risque bi kenn ku nekk am côté bu mu protéger mais tey da ngay gis kenn ko am day waaf ci benn affaire rek léegi nag bu problème amee ñëpp taxaw seetaan la parfois mu mel ni comme ni ñu président dañ koy attaquer ñi war a défendre ñi mën a défendre sax du ñu défendre ña war a défendre mooy ña ñu jox ba tax ñu war a défendre ils ne peuvent pas porter des combats du coup le président semble être sans défense. parce que waaw est-ce que loolu est-ce que situation boobu tamit bon ci beneen côté bi Macky Sall créé wu ko parce que comme moom mooy buur mooy bumi dindi poste premier ministre bi bon à part la communication du palais à part loolu boo génnee ci biir mbedd yi kan mooy waxal APR à part les médias dégg naa ko sax fan yi ñu di génn yàggul dara mu ne léegi nag porter leen combat bi à travers les médias et tout moom moo ngi ñaax ay mu ngi leen di sànni ci médias yi tout à fait loolu président ko wax de waaw pour que moom bilan ngeen mën ko défendre waaw alors yéen ñi bokk ci grande coalition bi su fekkente ne mooy wuñu leen fu ngeen yekkante seen nag ça c'est compliqué est-ce que sax du moom moo ko finalement day delluwaat ci boppam. non xam nga tey moom ba mu jëlee décision am ne day dindi poste premier ministre moom moo am élément d'appréciation yu tax mu def loolu te xam naa ne loolu xëy na baax na ci Sénégal waaw parce que moom moo ko xam Sénégal mooy xam nga tey bu premier ministre taxawee daanaka mooy yilif ñeneen ñi ci des day mel ni day am benn avantage ci li ñuy wax course succession bi te tey ji tollaguñ ci succession bi yaa ngi déglu donc fi ñu toll mooy lii nit ñi yaakaaree ba daal di lay dàbbaliwaat ci pourcentage bu am solo ndax 58% boobu Sénégal ba mu daj man dong maa fi taxaw ne président 58% lay gagné amul keneen 57 la gaañ doon wax ay 60 ak yooyu man rek maa ko fi wax yaa ngi déglu donc tey jii nii bu fekkee ne maanaam am na ku jiitu maanaam am nu mu mënee teg loxo tànk ñeneen ñi ça day fausser le jeu donc pour man ci sama xel bu gàtt c'est-à-dire en mettant ça parce que di nga gis ñu ne non jàllale naa dossier bi àggul parfois ñu ne dafa càng primature wala loolu maintenant président yokku na volume de travail am yokku na ay coonaam mais xëy na loolu mu yokk ay coonaam bëgg na am woy bu rafet bi mooy génn bu rafet mooy mën a piloter dossier directement ba du càng ñu naan non ci circuit bi la nekkoon nag yu demee noonu donc loolu ñun ci sunu lecture bu gàtt rek la ñu gis xam na ne xëy na loolu la ca des nag mooy ñi ñu dénk ñoo war a xam ne lii ñu ma dénk ëpp na sax ci samay soxla ndax parfois ki nga xam ne tey da nga daan am 1000 francs rek di ci dund nga jékki-jékki ñu jox la 10 000 wax dëgg yàlla war nga xam ne 10 000 yooyu du pour yow rek war nga mën a yàdd maanaam dama ko tuddee ci xaalis rek mais tey bu ñu la joxee war nga ne man kat secteur bu mu mën a doon rek voilà poste bu ñu la jox naa bokk ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo bokk liggéey bi ñu sëg ko kenn ku ne am loo téye ndax ki ci kaw boo yàggee ci kaw li ci suuf daf lay réer ki ci suuf yi tamit mënul xam ne ca kaw mais ci ki caw ak ki ci suuf bu ñuy communiquer di jokkoo daanaka réeroo du am déphasage du am ndax président day am yéene bu rafet sànni vision am mais bu sànnee vision am parfois yaakaar na ne li mu wax sotti na mais boo demee dem ba ci biir nga gis ne la mu waxoon sottiwul ñu ne président ñoon na fi wax nañu lii ndax ñi ca war a topp pour def liggéey bi mooy problème lenn la nag man li ma koy reprocher moom mooy dafa am absence de suivi war na jël entité bu important mu chargé ko de suivi ndax quand tu prends des décisions quand tu traces des visions war nga xam ne ministères yi ak ñii agence ñoo koy liggéey waaye ñii di ko liggéey war na am ñu topp seen ginnaaw ba di leen teg choc ba nga xam ne du ñu am répit pour mën a joxe résultat waaye tey bu fekkee ne gars ñi dañ naan président ngi war a ñëw mi ngi ñëw université ñu daal di profité defar tali yi peinture fépp moom bu ñëwee lu baax rek lay gis buy dem day jàpp ne lépp baax na or lépp baaxul
kon pilotage à vue yooyu il faut mu arrêter mooy li am université mu jël ay décisions yu baax jékki-jékki gaa ñi wax am ay affaires yu ñu wax waaye ba mu génnee audience ba la xale yi di jooy gisatuñu dara déggatuñu dara mais moom la mu wax yéene la mais ña ca waram ñu mu dénk bu ñuy toppatoo te léegi nag moom mu teg ca gannaaw ñooñu ña nga xam ne dañuy def suivi bi bu suivi amee dans ce pays rek dootuñu am problème mais action maanaam déclaration rek la ñuy def déclaration bu rëy la ñuy wax ñëpp daal ne woy événement bi jot ñëpp ñëw maase fa bu ñu paree après basta tey bu ñu nee nañu teggi nit ñi ci yoon bi baax na ñu désencombré baax na ñu ne non zéro bureau zéro déchet tout ça baax na mais du question de bu président di ñëw rek ñu bëgg caa nekk bu président ñëwul duñ fa ne. d'accord mais loolu lépp nga wax lépp en résumé loolu lépp daal mais ba léegi daal calendrier bi nga xam ne moom mooy bu gën a wér ñu ne gàpp sangam bu jotee dañu war a élection locale yi dàqoon nañ ko fi juin décembre la ñu waxoon dàqati nañ ko léegi nag njiit réew mi sax xamatul kañ la wala boog programme bi moo xat wala 12 mois yi léegi loolu daf ci xajatul mandat éli la koy bu def naa barke démb la dajeek ñoom dañ ko fas yéene puusati waaye léegi est-ce que loolu day doxalum réew waaw noonu nag doon na problème il faut le reconnaître loolu moom loo ànd ak président yéen ko dafa wër institution dañu war a yëngu waaw parce que éli la ko rek di leen renouveler rek jëmale kañ ça moom on n'est pas d'accord sur ça ndax li am mooy ay délai maintenant am na lu taxoon ñu daal di koy puusoon mooy am na dialogue bi nga xam ne la waroon lancé woon nañ ko mu doonoon lu am solo acte bu am solo mais loolu it ñu dàqati ko ñetti yoon dañuy am yéene ak dogu pour def dara ndax gaa ñi parfois ñuy négocier bu ñuy négocier affaire yi day yéex yaa ngi déglu ndax di nga gis am na ñu daan actionné am na ñoo daan dégg léegi fi mu toll def mel ni déggatoo leen yaa ngi déglu donc am na aussi ay tey jii ñu ne non affaire Sonko wala affaire lii yooyu yëpp daf ciy jaar parfois xam nga li fi jaar nii affaire président Ablaye Wade président Macky Sall c'est des faits politiques on les prend en compte mais ñu li ñu gëm mooy man de personnel ba ñu waxee yaakaar naa ne ak lu mu métti dañ ko war a respecter calendrier bi moom nañ ko ci boole dañ ko war léegi yi ñuy def nii buñ ko dañ ko bàyyi xel kon kay lay tam nañ ko bàyyi xel mais loolu moom mooy li war maintenant xam nga ba gaañe dajee waxtaan ci waxtaan boobu ñan nekk actuellement parce que man bokkoon naa ci ndax man 1 an et presque et demi commission yëpp maa ci représenté woon opposition bi ma ne ko ñu wax Ndiawar Paye donc li ñuy wax yëpp xam nañ ko maîtriser nañ ko bu baax a baax maintenant bu gaañe nekkee di calculer yeneen du ñu avancer date yi fixé nañ ko ok diggante bi lii dox na fi mais war nañu mën a rétablir ordre kii bi quoi calendrier normal bi comme juin bañ ko defoon daaw man am naa yaakaar ne xëy na bu ñu décider dañ koy delloowaat foofu nga xam ne calendrier bi dafay normalaat mais di repousser di dolli gaañ yi dafa jaar ndax da ngay gis ñeen ñoo xam dañ ciy sóobu di xeexeexe ba ci kii ba ñu leen repousser nañ ko donc yooyu it baaxul nañu fexe mais de ci ban lecture nga am ci libération c'est vrai que dañ del tuuti ginnaaw Khalifa Ababacar Sall bu ñëwaat nag daje ak taskatu xabaar yi wax ne mi ngi ci opposition bi feddliwaat boppam ne li passé démb fàtte na ko léegi mi ngi ci kanamam ban lecture politique en tant que ancien maire bu fi nekkoon moom Khalifa Ababacar Sall jiite woon fii xam nga ay passage ci politique bokkoon parti socialiste am gannaaw lool fii créé ay mbootaayam ci taxawu Dakar yëpp ban njàngat nga ci am di ci kontaan di ci féliciter président ndax it wane na ne it moom la ñu wóolu ci teeyu xelam lay def li mu war a def ndax nit ki mën na fauté xam nga dañ naan diw moo tëj président du tëj ndax réew yëpp c'est-à-dire que président bi fi ne dañ naan moo tëj mais toujours les contentieux ba fi Ablaye Wade nekkee dañ naan Ablaye Wade Idriss Seck moo tëj Mbaye Diouf xam nga donc loolu dafay am ça bu ñu nee ay problème politique ndax politique mooy boole nit ñi kon li ñuy boole toujours problème politique la dana am ay waxtaanu guddeeg ay waxtaanu bëccëg ak mideeg lépp dafay am. tu vois donc man tey que Khalifa génn ndax c'est un acteur politique important delluwaat rek ci njabootam ak yaayam yal na yàlla yokk ay fanam doon na lu am solo. leneen lii mooy opposition laa bokk. xam nga la comme dañ la gracier il a réitéré voilà waaw il a non c'est normal parce que tey jii bu génnoon rek ne dama dem pouvoir ça devient autre chose démb maa ngi dégg ci benn télé donc représentant PDS di ñaawlu li Khalifa def pour ñoom ñoo xeexal Khalifa ba Khalifa génn kon Khalifa ba mu génnee Ablaye Wade la waroon njëkk a seeteeg loolu xam nga kon kenn ku ne ñàkk wóolonte am na déjà. mais c'est pas encore trop tard. waaw mais xam nga kooku. kan moo leen wax ne du ko seeti. kooku député la. te yaakaar naa ne président sax commission la ci benn télé la koy wax démb. à 19h30 ak loolu. ñu di ko suivre. mais xam nga moom Khalifa xam na ko taxaw ndax gaañi bu yàgg ñun ba ñuy nekkee ci manko bi
keroog ba nga xam ne Khalifa ngi def mi ngi def conférence de presse bi jour boobu ci leader yi ñu bëri naru ñoo dem man ak Souran Mokhtar Souran ñun ñoo décidé woon dem après ci la ñu ñeneen ñi fekk si ñu dem keroog ñun ñoo toogoon ci kanam ba benn kilifa diine ne moom balaa ñuy tëj Khalifa il faut ñu tëj ko moom ba pare. dégg nañ ko. gis nañ ko. mais ba mu ko waxee ba ñu xëyee ne bañ ne katab Khalifa kenn déggu ko. li jaadoon sax mooy wax dëgg yàlla bu Khalifa nekkee ci jafe-jafe moom daa waroon jël ay dooleem dolli ko ci doole Khalifa pour mu loolu ndax même boo mënul tëdd ak moom nga dëggal sa. xëy na peut-être def na ko autrement. voilà non non autrement kay amu ci mooy gaa ñi ça da ngeen di ànd bon maanaam la ñuy déclarer ak la ñuy jëf xam nga nit wax benn la mais jëf kenn du bàyyi jëf di fay wax. mais moom mënul jékki-jékki dem laxasu dugg ci kaso bi. waaw déet non xam nga ki taxaw wax xam na. li ci kasoog lépp. mu nekk yow balaa ñu laal man mi la ñuy laal ñooy àndandoo tëdd. mais lu tax laaluñu ko. ah ba moom lu tax moom mi ne moom xam nga mën nañu koo bañ a jël. mais attends y a une nuance. mais par la forme. moom mi déclaré loolu xam nga moom mi déclaré xam nga yoon mënul am doole ñëw fekk la nii rek këf la daal di lay dugal. ba Khalifa di dem moom mënoon na daal di ne non maa waxoon li dama ci ànd xam nga bu demee sax ba bëtu kaso ba. mais demoon tamit duñ ko ci dugal. waaw mais mënoon naa posé acte boobu. mu rafet xam nga acte boobu bu ko posé woon. da nga ne moom sax jéem naa respecté kàddoom maanaam xam nga. non bu demoon it gars yi danaan ko taxawal fële loolu. waaw mais au moins ñu ne moom kat kilifa diine la. d'accord wax na kàddoom. voilà mais d'accord mais de toutes les façons rafetlu nga génn gi. génn nañ rafetlu naa ko. jubóo bi amit entre président Macky Sall ak président. est-ce que Macky Sall ak Abdoulaye Wade mas nañoo xuloo. bon mais xuloo amoon na. maintenant nag. gars mais xuloo dafa am xuloo ak xuloo. xuloo loolu am na loolu mën naa am. en politique bon. mën naa am ndax tey ku ne xam na ne Abdoulaye Wade moo gënoon l'opposant le plus radical à Abdou Diouf. mais ñoom ñaar rek ka daan waxtaan bu ñu bëggee. yaa ngi déglu man maa ngi fàttaliku ñun ba ñu nekkee ci mouvement étudiant bi. ñu tëj gaa ñëpp 93 ñu tëj gaa ñëpp. mais bañ demee ba nga xam ba ñu négocier ñoom ba d'accord ba nga xam ne Wade war naa dem dugg nekk ministre d'État ak ay yooyu ci la gaa ñi daal di taf-tafe liquider mouvement bi après ñu daal di lever mot d'ordre bi. ñu dàq de mais parce que man jàpp ma ne bon xëy na yéen ñu nekk ci kujje politique gi man jàpp ma ne Abdoulaye Wade Macky Sall yoreel na ko rancœur bu tax mu xuloog moom jàpp ko ci xolam métti yéene ko musiba. vice versa les deux. Abdoulaye Wade tamit kadaalika xëy na peut-être benn problème bu tuuti politique la problème Karim. mais loolu mën na bañ a engagé Sénégalais yëpp. mais man xam nga li ma gis mooy wóor na ma ne Macky Sall indilul maanaam merewul Ablaye Wade. wala Ablaye Wade bëriwu ko de peut-être. voilà wala boog lu xam nga quand même Ablaye Wade dégg nañ ko fii mu tam Macky Sall dëmm dégg nañ ko fii mu wax lu ne. par rapport ak standingam fi mu toll am na wax yu nga xam ne par rapport ak jëmmam ak âge am warul woon génn ci gémmiñam waaye am na lu ko ñor ndax moom xam na ne tey boo xeexul pour doomam maanaam. mais Macky Sall sànni na ay flèches moom tamit ay. mais non mais loolu la non xam nga góor gi nag borom mi kii la moom it léeg-léeg mu réagir bind na livre am wax ak loolu xam nga kenn ku ne dina am parce que xamante nañu. maintenant it ba élection yi jotee li ñu déggoon ba muy war a ñëw ak ba mu ñëwee ak la mu waxoon ak li mu jékki-jékki attitude ba mu am jékki-jékki ne tekk waxul joxewul moo door joxewul loolu yi tamit. yaa une lecture mais là c'est droit. waaw am na ci droit non xam nga li nga wax xam nga li nit ki wax ba ñëpp dégg la xam nga man am loo xam ne gëmuma ko moo tax sama gars naan ma doo politicien nit day wax li mu gëm li nga xam ne boo ko waxee après mais xam nga fii on joue à se faire peur ça dañuy tiitalante da ngay wax lii pour après ngeen gaañi daal di loolu après ñu daal di la man yooyu mooy façon yi nga xam ne war nañ koo mën a xeex mu dañ ci politique wax ba ni clignoter à gauche ba ñëpp jàpp ne leer na nga daal di mbiic à droite loolu moo tax ñu naan politiciens yi ay duñu wax dëgg duñu loolu or nit ñuy wax dëgg ngi fi. d'accord mais dialogue politique bi ak li am assemblée nationale xam nga assemblée nationale du ma la ci jàngal dara temps yi ñu ngi def ay plénière fii ci mbiru Ousmane Sonko réforme yi nga xamee ne bëgg nañ ko ci biir assemblée nationale bi mode d'élection bi tamit et cetera parce que député yi moom doo comprendre léegi man bëggoon naa xam chef de l'opposition également surtout ça parce que sax loolu bokkoon na ci sama xel yooyu yëpp boo ko boolee est-ce que loolu freiné wul réew mi sax pratiquement ba rapatat coow lu dul jeex. waaw au frise zéro. mais en réalité boo xoolee on est dans la haute politique fi mu toll nii. ah bon waaw ñoom li ñu def nii. ils sont dans la très haute politique. ndax xam nga taxaw ci yoon yi kon def ko mu xam nga chef de l'opposition bii. oui muy lu gën a am solo.
ndax lii c'est le fruit des dafa bokk ci conclusion yi. mais pourquoi Macky Sall ba léegi amuñu ko. assemblée nationale voté ko. yaa ngi déglu. léegi nag dafa am ñaari voix ndax ñun bañ nekkee dans l'opposition boobu Sall bu PUR. donc moom ñoo bokkoon correct ñoo bokkoon coalition. donc il manœuvrait pour que ñun ñëpp ñu jàppale ko parce que ñun ñoo demoon wuy ji ci négociation yi. maintenant nous sommes pas dans un pays parlementaire nous sommes dans un pays régime présidentiel. comme régime présidentiel la ñu nekk li jaadu mooy kat wax dëgg yàlla ki arrivé deuxième aux élections moom lañ ne gannaaw président yow la ñu wóolu. yaa war a nekk chef de l'opposition jiite gaay waaw man gisoo maag Idi kii moo ko mais moo arrivé deuxième en toute objectivité Idriss Seck moo war a nekk chef de l'opposition. xam nga tey gars ñi mën nañu par des faits naan non à l'Assemblée mais nekkuñu dans un pays parlementaire parce que bu ñu nekkoon pays parlementaire comme ay Angleterre le chef de l'opposition foofu lay nekk. yaa ngi déglu mais pays bi ñu nekk régime présidentiel la kon ki jël deuxième mu neex mu naqari man ànduma ak Idriss Seck mais moom la ñu war a jox statut chef de l'opposition consacré nañ ko à l'Assemblée nationale kon le président doit passer à l'acte xaw ma nag yan calcul la ñuy calculer mais li jaadu li logique ak li tegu ci yoon mooy Idriss Seck moo war a nekk chef de l'opposition. kooku très bien benn bi Idrissa Seck bu réew mi en tout cas moo jëloon deuxième. voilà léegi nag xam nga affaire Sonko ay yooyu. waaw parce que tamit assemblée dañuy dajaloo. dem ca wax ba pare lañ wax Sonko démonté ko waat ne leen lii ngeen wax nii texte yi temps je sais pas député la comme ñoom. dëgg la finalement voilà. waaw xam nga man Sonko ñoo bokk génération il a beaucoup d'estime pour moi j'ai beaucoup on a en tout cas on s'estimait gën ñu gisee nag voilà mais li am ba des mooy xam nga nit bu ñu la tegee assemblée nationale da ngay respecter peuple bi nga xam ne moo la fa teg mooy ngay ñëw assemblée nationale di teew ci affaire yi ndax xam nga am na waa APR yi dañuy teew. waa APR yi ñoo dàq absenté fii. waaw ba mais d'accord mais xam nga moom posture bi mu ne xam nga ñëlee dinañu teew absentéisme moom lu ñëpp di jooy la mais moom mi nga xam ne tey am na symbole bu muy représenté am na lu mu xam mi ngi weeje mi ngi weere yaa ngi dégg maanaam di weer ay nit ak loolu te ñu dañu nekk aussi ci réew bu nga xamee ne. mais weerul kenn donc soo ko weerul kenn. non non ay papier mu leen di teg rek. waa déet non papier moom bëriwul papier yu génn. ah bon waaw. bëriwul papier yu génn lu tax mu porter plainte la. non porter plainte bi xam nga lii dégg nga juge dem lu mu wax xam nga juge dem mi ngi ci opposition. mais dégg nga lu mu wax. xam nga tey man moo Sonko mon ami Sonko ñoo bokk génération te ñun ñoo war a ñëw fëgg porte bi par force grand yi tegu ci yoon bu ko defee ñun ñu mën a donn li ñu yore ndax ñoom mënuñoo dem sans ñun mais il faut kon da ngeen ne yaakaar ne yéen kon Sonko li mu wax lépp ay fala-fala la. non Sonko nag wax dëgg yàlla. yaakaaruma nag loolu nag wax dëgg yàlla xanaa man yaakaaruma ko nag xanaa nag. waaw mais am na xanaa yebul Sénégalais yi pour zéro rek wax nii rek. xam nga dinay wax dëgg mais aussi xam nga nit ñun ñëpp nekkoon nañ ci état xam nga état di nga nekk ci position boo xam ne da ngay am accès à des informations. oui mais bu fekkee ne day position bi nga ne état la fa teg loolu nga fa ne xam ko loolu ngay génn di ko nettali bu kenn ku ne doon génn di nettali du sotti xam nga yaa ngi fii ci kër gi di liggéey mais kër gu ne dafa am ay mbootu biir ah moom ko njëkkee def ko dàq moo tax mu bar saaw ak boppam. non moom moo fexe dàq bi ndax. non je ne pense non déedéet ah déet Hadj Maodo moom moo ne keroog ba muy présenter livre am moom moo ne moom il avait planifié donc boo defee 15 ans n'est-ce pas donc mu loolu moom il a dit. mais mënoon na démissionner. waaw moom moo ko wax maintenant léegi. xam nga man ak defee moom 15 ans firiwul ne daal man maa ko bëgg. mais man ak moom waxtaan man nag moom suñu waxtaan ba ñu mujj waxtaan daf ma ne man vraiment situation bii maanaam maladresse mooy cuune waa Macky Sall yi moo ma yóbbu moo ma propulsé fi ma àgg man sama waxtaan man ak moom Sonko gémmiñam sama nopp sama gémmiñ ak noppam loolu la ñu mujj waxtaan. kon stratégie la bu mu tëraloon pour jaar ci dem. moom moo wax moom bu ne bu ma defee 15 ans. te dàq bi ñu koy dàq xamal la parce que dàq bi en tout cas président Macky Sall côté boobu parfois man damay en tout cas c'est conseillé ou en tout cas man bu ma ko doon conseillé c'est pas parce que ku ma def rek ma def la parce que mënu na koo bañ a dàq. bu am sa doole la neex jëfandikoo. waaw xam nga tey am na yoo xam ne maanaam comme ñu ne diw wax na lii rek ñu rëq ko bon man. parce que même bu dàqul woon ko Sonko lan la koy wàññi moom. non dara. bu fekkee li Sonko di wax day defar réew. dara xam nga nag mais man. bu dee du dëgg nag bon bu ñu ko yóbbu ci justice yóbbu ko ci yoon mu jeex. waaye nag mais man xam nga li may wax mooy boo xamee c'est-à-dire que d'abord nañu am yéene defar mooy d'abord du damay ñëw rek pour saaga pour weeje wala pour weer ndax it ñun dañoo nekk ci dëkk boo xam ne nit dafa bëgg sutura ndax ñun ñëpp mag ñi ñu yaakaar ak ñëpp
mais bu yàlla muri woon rek. mu yéeme sutura moom ñëpp ko bëgg. sutura mais nag xam nga bu fekkee ne foo toll yaa ngi wax xam nga affaire wu muy 94 milliards yeeg yooyu ba tey Sonko génnewul ay preuve génne nañu ay son yu nga xamee ne wax nañu maintenant affaire yaa ngi ci kanamu yoon nañu bàyyi yoon wax yaa ngi déglu mais bu fekkee ne nañ teg nañ commission d'enquête parlementaire ndax ñun ba ñuy présenté wu député dañ ne assemblée bi nañ ko jox beneen majorité. bu ko defee waaw. mais dégg bala ngaa jàll foofu. waaw li leer te leer mooy. comité boobu assemblée nationale samp. pour ñu def enquête ci mbiri 94 milliards yi ndax jaroon na ko. dans la mesure où balaa avant loolu lépp di am. Sonko porté na plainte kay lan moo tax procureur doon toog di xoole rek. di xaar rek. waaw mais procureur kay moom mi nga xam ne moom mooy maître mbir yi moom mooy kilifa gaay affaire poursuite yi. su fekkoon te ne teel naa def la muy def kon comité bi amatul njëriñ. waaw commission boobu. waaw xam nga gars ñi parfois doo xam. xëy na doo comprendre affaire dafa gàll goosi. doo xam parfois nu ñuy calculer. wala nu ñuy doxalee. waaw loolu nag moom beneen affaire la. mais li wóorta leer. mooy man tey c'est-à-dire que engagement Sonko c'est une très bonne chose j'apprécie nous sommes de la même génération maa ngi koy ñaanal gudd fan ñuy ñaanal suñu bopp gudd fan te boobaa ñun ñooy seq langue gi quel que soit alpha bu doon sama sago taw loolu waxoon naa ko nee naa ko loo réussir ça va impacter positivement sur nous tous ndax ñoo bokk benn génération. oui tu vois donc ñoo defandoo université ba ñuy nekk université ñun ñoo doon xeex di jiite boobu moom bokkul ci ñu doon xeex bokkul ci ñu doon jiite ñun ñoo doon xeex. di porter combat yi ba ñuy njëkk a dóor bal étudiants yi Saint-Louis am na CC neneen président Mamadou Gueye moom lañ dóoroon bal ci tànk boobu ñun ñoo jógee Dakar ñun ak ñoom Aziz Diop dem ba Ndar xeexal leen foofu régler seen problème pour ñu mën a ñëw boobu moom il était étudiant mais bokkuloon ci xeex bi. il est libre. waaw moom laa leex ni il est libre de ne pas y participer. voilà léegi nag xam nga c'est-à-dire que combat du circonstance xam nga dafa am lu ñuy wax les circonstances et les occasions am les convictions. te réew bu amul conviction rek du sotti y a les hommes de conviction dafa occasion nitu occasion yi nag bëri na ci nguur gi bëri na aussi commencé na bëri ci opposition bi te il faut que ñu dellu si ay conviction ci ay gëm-gëm ñu xam ne kii li muy woote ba mu amee 20 at ba tey mi ngi ciy xeex ñu ne mën a gëm na ne kii gëm na li muy wax donc tey jii ñu ngi ñaan yàlla justice bi loo mën a wax c'est-à-dire que am na li yoon maye ku ko jëlul it kooku kenn waaw li yoon maye ku ko jëlul kenn terewu la ko parce que tey benn juge mënul ne moom il n'est pas libre benn juge mënu ko xam la maintenant ki choisir ne moom en fait maanaam du exercer liberté mënoo ci dara ndax it kenn ku ne xëy na yaa ngi am looy calculer ci sa carrière ci sa promotion ndax état moo demee noonu fii ba États-Unis fépp a yem c'est-à-dire l'État a toujours la possibilité d'impacter sur la promotion ou sur l'évolution d'un fonctionnaire, d'un de ses serviteurs. loolu kenn d'accord ci dara. mbokk yi fii ci Sud FM 98.5 ba léegi ñu ngi ci waxtaanu politique ak xew-xewu réew mi fii ci jano bi ñu daal tey citoyen bi nga xamee ne moo jiite parti bi di Visa bokkoon sax ci coalition Disso coalition Disso bi nag fokk ñu di kat ci parce que man en tant que taskatu xabaar li may dégg gars yi di ko wax fii ci Disso Macky Sall am na lu mu defoon waaye ñi jiite woon Disso de kenn déggatu leen de alors bala ma ak sa foofu parce que coopération Sénégal ak Corée yow da nga cee yàgg a xeex. loolu surtout Corée du Sud. et loolu yaakaar naa sur tous les plans sur le plan de développement économique et tout ça. tout à fait fan ngeen ci toll wala yaa ngi ci branche boobu ba léegi wala léegi. waaw ñu ngi ci déception nag lañ ci am. fi ñu déception. waaw déception mooy yaakaar ju tas di. yaakaar bu tas. ndax xam nga xanaa état bi yoonam newu ci. état baa ngi ci ndax li ci nekk dëgg-dëgg mooy Corée dafa doon réew boo xam ne dans les années ku président boo dégg. muy koo ci gis muy def déclaration manifeste cité na Corée ñun bañ ciy gëstu di xam bay nekk tey jii nii li ñu xam ci Corée bariwul ñu ko fi xam bañ ciy xeex tey jii réew moomu ñun ñoo ko taxawoon tane ñu dem a dem ba ñoom ñu tourné di ñu dimbali mais tey réew moomu man dama xeex ambassadeur bu ñëw ma xeex ak yow pour nga yokk ñoom fa ñu jaar ba développé ñun dañ ciy inspiré wu mooy tey c'est-à-dire que di maye ay bourse di may nit ñi di ñëw mais ñun coopération bi ñoom dañuy jëlee téeméeri loxo ñun ay ñun ay réussite lañ ciy am ndax ñoom seen coopération maanaam dañ la naan il partage l'expérience douloureuse de développement bi ñu am comme ñoom du ñuy may xaalis maanaam suñuy fonctionnaire ministères yi gaa ñu duñ ciy sawar bu ñu yónnee sa ay bourses ndax bu ma ñëwee daal di wax ak ambassadeur bi ne ko non 10 bourses yi ngeen di may wala 5 bourses yi dafa tuuti ñun on a droit à des centaines de bourses ñu ne mais yéen bu ñu leen joxee 5 bourses wala 10 bourses sax mënu leen koo matal waxtu ma la ak lool ndax dossier bi day ñëw gaa ñi xool xam na ne amul xaalis ñu teg ko fële or
tey dafa am loo xam ne dañ ko war a soxla ndax du ay copier mais da ngay dem inspiré wu ci ñoom ñi ngi jël le maximum. maanaam nga jël seen xam-xam. jël seen xam-xam am na ñoom lu bëri ñi ngi ñëw fii di ko jàng ndax réewu Corée ak Sénégal ñun ndam lu ñu am rek Sénégal ndam lu neex suñu xol rek Corée lañ ko amee. ba maanaam mooy tey benn médaille olympique ñun bi ñu am Corée lañ ko amee ak Amadou Diaba Séoul. Corée du Sud oui. yaa ngi dégg ba Sénégal di dóor France fu ñu ko dóoree Corée. yaa ngi dégg am na exposition universelle bu amoon yeesu ASEPEX bi moo ko gagné boobu le ministre Sarr moo nekkoon kii bi. taekwondo bi nga xam ne mooy discipline bi nga xam ne c'est une discipline coréenne Sénégal bokk na daanaka presque moo fi sut fii ci Afrique ba artistes yi les meilleurs artistes dajee ca Corée ñu yóbbu fa Kalidou Kassé moom laay woowe le maître des maîtres ndax les meilleurs artistes du monde ba ñu dajee foofu Kalidou Kassé moo gagné concours boobu. xabru Cheikh Ahmadou Bamba bii nekk fi Touba coréens yi ñoo ko defar man ambassade ñoom coréen ambassade da daan jaaxle ba ne mais pourquoi président bu demee di toog ci kanamu sëriñ bi ñu ne dañ ko bëgg a seeti man ma woo sëriñ Saliou Jaxate ndax boobu amante nag sëriñ Saliou yorul ko daara xel comme ci wàllu wér-gi-yaram consultation yi mais ba ñu woowee sëriñ bi ñëw nañ fa is buy dalal ñu toppatoo ñu mais ba ñëwee ba foofu maanaam kii dafa ne sëriñ bi de doon nañu wax ne ñii dafa mel dañu dégg njàngale sëriñ Touba sur la mystique du travail ndax coréens yi même en temps de guerre ba militaire di dem au front enseignants yi ils veillaient à ce que benn heure pertuñu ko les coréens durant toutes les guerres yi ñu traversé pertuñu benn heure les élèves yi doon jàng pertuñu benn heure. kon loolu c'est extrême maintenant nag. bu fekkee ne tey jii dafa am comme am na société bu ñuy Escasa nga xam ne plus de 3000 emplois waroon nañ ko wut fii pour Sénégal mais loolu ñu digg ak Sénégal furaas. ndax parce que xam nga lu tax ndax maanaam ñoom la ñuy diggee après benn ministre wala kenn day ñëw amul suite léegi ñoom ñu ñëw di la defal ay teraanga ba yow li nga war a suivre pour intérêt Sénégal doo ko suivre et j'interpelle le président Macky Sall ndax man ba ma koy créer. mais il faut demander audience wax li Macky Sall mu yëg ko. mais président lu mu wax bu ñuy dem sax Corée man duñ ma yóbbu te gaa ñi lu ñu xam man maa ko recherché l'état de la coopération entre le Sénégal et la Corée on avait l'initiative qu'on appelait Business Sénégal Corée maa ko proposé ambassadeur bi ñu koy defee chambre de commerce mais li fay am yëpp maa ko doon def mais fii da ngay liggéey ci suuf ba muy sotti après keneen këf ko ci kaw pour bénéficier wu ci kon coopération bu war a jëriñ Sénégal la ñoom pare nañu mais bu fekkee ne ñi nga xam ne ñoom ñoo war a def liy jëriñ Sénégal defuñu ko ñoom seen yoon nekku ci dañuy jël li ñu le maximum bi ñu mën tey jii nag leneen li ci gën a am solo mooy tey xam nga économie mondiale bi dafa dérivé mi ngi en Asie parce que tey entre Corée du Nord Corée du Sud Japon Chine enjeu monde bi yépp fa la nekk te Corée doon ci lu am solo Sénégal jubóog Japon lool jubóog Chine tey jii le président Macky Sall en février bii il doit recevoir un prix international le prix le plus prestigieux qui s'appelle SENAC. C'est le prix de la paix qui montre bu ñu reconnaître ko li nga xam mais loolu président Macky Sall tey am na rôle bu am solo bu mu war a jouer pour la paix entre les deux Corées pour la paix dans cette zone. D'accord. Dans cette zone boobu ñu fexee daal ba jàmm am ci gox yooyu waaye nag Corée seen relation yi ak le Sénégal sur le plan diplomatique amul benn problème. xëy na ci suuf yéen yi ngeen ci waroon a dox mu am ay téq-téq ba bourse yeeg yu demee noonu. bourse yi sénégalais yi fa war a dem. jafe na pour ñu dem fa bourse yi amuñu ko ña ko war a toppatoo duñ ko toppatoo. donc du coup ñoom dañuy ñëw di jël fii le maximum. tey jii sunu pêche bi entreprise yi presque boo fi gis rek presque entreprise coréenne la. ils ont plus de 40 entreprises ici au Sénégal. mais ñun liñ ci bi ndax réew xam nga bu ñu naan croissance bi ñi ngi am croissance mais croissance bi nu réeruñu xam nga lu tax ndax ku fi entreprise étrangère bu fi ne liggéeyaloo pour Sénégal maanaam ay miettes ngay jox réew mi. jël yóbbu. jël yóbbu loo liggéey rek da nga koy yóbbu maintenant nag bu fekkee ne loo liggéey da nga koy yóbbu ña la war a tàkkale ba doo yóbbu ñooñu boo leen buuxee ñu daal di tee ne mugg Sénégal day perte. d'accord waaw loolu moo yàgg na ci réew mi alors Déthié Diouf ci daanaka démb sax wala barki démb gis nga benn xeetu luy niroog benn coalition buy tàmbali waaje juddu nekk en gestation boo xam ne bii Idrissa Seck mi ngi ci Madické Niang aussi mi ngi ci Gakou Pape Diop ak tamit ki nga xam ne moo di Issa Sall bu PUR alors est-ce que loolu mbootaay la pour présidentielle yi ñu jëm en tant que kuy yëngu ci wàllu politique maanaam ban lecture politique nga ci mën a am xam nga man li ma gën a métti ci réew mooy gaañi maanaam gaañ ko dañuy wut na ñëpp waaw non xam nga dafa am yoo xam ne c'est des méthodes mooy yu may woowe méthode surannées maanaam yu démodé la yu ñu war a bàyyi démodé c'est-à-dire démodé mooy xam nga tey gaañi maanaam dañuy jékki-jékki tey ji xamatuñu sax lu xew ci terrain bi
ñun tey suñu génération Idriss Seck ñi ko wër ñoom Déthié Fall ñoom Maar ñoom Fatou Sock suñuy génération ñoom Diatara suñuy génération lañu ñun rek a fi nekk ñun ñooy doxal mais grand yi dañuy fexe ça toujours dañuy créer ay stratégie am maanaam ay feem ak ay pexe yoo xam ne dañuy créer structure pour mën di wax parce que ci kaw la ñuy waxee bu ko defee di utiliser ñi ci suuf ñuy xeex loolu dafa war a jeex dafa am ñoo xam ne dañoo jeexal nañ leen bàyyi ñu dem Idriss Seck objectivement nañ ko jox chef de l'opposition tey jii boo gisee ñoom Diop Decroix ak yooyu coalition bis bu ne ñu créé coalition bu dul coalition jinne imaginer nañ ko pour am cadre d'expression pour am cadre de négociation bu ñu amee dara il faut mu jeex. non mais il faut Idriss Seck dépassé na loolu yow tamit. waaw non moo tax dama ni Idriss Seck dépassé na ay cadre ay lu mu am ak yu demee noonu. waaw mais moom dama ni c'est-à-dire yii am na yoo xam ne xajatu yi nga yéegaat di wax ça dañuy jékki-jékki juste rek pour créer ay kii teniraat en otage ce pays là. comment ça non je ne pense pas. non loolu la tenir parce que gars ñi ça bu ñu defee seen dajaloo yi pour lan la parce que dañuy dajaloo di waxtaan ci kaw léegi bu ñu la waxtaanee ci kaw daal ne ok nañ jox ñi ci ndaw ci suuf ñu dee ci terrain bi. ndax noonu la demoon ci manko bi maanaam bu gaañ waxtaanee ci kaw après ñu jox ñeneen ñi ñu dee ñooy dem marche ñooy dem ñoom la ñuy dóor après léegi bu coow amee ñoom ñu dem yëkkante télé bi ak rajo bi pour di wax il faut que loolu jeex fi. mais je ne pense pas que man damay dellusiwaat ci sama question bi je ne pense pas que Idriss Seck mi ngi ci niveau boobu non je ne pense pas. non déggoo man dama laa. peut-être ban nga wax ñeneen. voilà man kay moom déggoo dama yaakaar naa ni xam nga man Idrissa toogu maag moom gisuma ko. oui absolument mais damaa ne fi mu toll nii. oui c'est-à-dire moom mérité chef de l'opposition c'est une question boo xam ne légalement. dañ ko war a régler. jox ko muy chef de l'opposition wax ji jeex ndax sénégalais ñoo ko ne gannaaw Macky Sall yow lañ fi wóolu. nañ ko jox man gisantewu ma ak moom man dama am lu bari lu ma ko doon reprocher ci man lu ma ko defal ak lu nga xam ne moom la doxalee donc voilà mais bu lépp wéyee même boo ko gisul nangul ko quand même ses qualités d'homme d'État c'est lui qui doit être le chef de l'opposition bu ñu def ay manœuvres monsieur le président Macky Sall trancher question bi le chef de l'opposition c'est Idrissa Seck il faut le faire loolu moom moo jaadu la ca des nag. parce que données politiques yi loolu la ñu wane. jeex na non loolu nañ ko respecté maintenant Pape Diop ak ay kii Sall ak Sall pur wax dëgg yàlla yoratul parti. c'est-à-dire. non yoratu ko pur def nañu seen. da nga mën a rocc nañ ko ci moom. nekkatu ko c'est-à-dire xam nga léegi yow amoon nga statut bi léegi statut bi dem nga ba ña la jiitaloon nangu nañ ko wóolatuñ la mais il faut passer la main. mais tey boo ñëwee parce que boo fa nekkee yow da ngay jël sa xam-xamu bopp naan man la di fëgg dënn maintenant on te donne benn carte d'expression ngay tympaniser nit ñi di wax rek te amoo kenn koo xam ne maanaam moo la ngemb pour nga wax parce que El Hadj Sall ci pur lañ ko xamee tey jii Madické Niang wax dëgg yàlla moi je l'aime bien il a bien animé la campagne mais vraiment Madické def na li mu war a def fi mu toll dañu war a noppalu ji Pape Diop it il a fait son parcours il est temps que ñu noppalu ji. wax dëgg yàlla yow pour ñoom dañoo war a écarter wu. non dañu war a noppalu ji dañu war a nopp man Pape Diop on a eu l'occasion yow mu nekk ci grande coalition bi. am nga loo wax. waaw am na seen gars yi ay mag ci rek. non loolu moom dul jeex demal assemblée nationale. man dama laa nii. demal assemblée nationale rek. depuis le début man xam nga ba ñuy def référendum bi dama contre Macky Sall ba ñuy def ba législative ànduma ak moom ndax man dama ni ba dee jotee. jeunes yi ñoo joxe seen bakkan ñoo tuur seen deret maa ngi dégg récemment doomu Mamadou Diop bi ak loolu mais bu dee jotee jeunes yi ñooy dee léegi bu jëriñu jotee ñu ne noonu nañ jox mag yi yéen ndaw yi xaar leen mais tey dafa am loo xam ne xel mayeetu ko wax dëgg yàlla boo amee benn âge bi amatoo loo prouvé tey jii bon Moustapha Niasso ñenn ñi yàlla na yàlla yërëm ak ñi fi des nañu am ngor wàcc doyel c'est-à-dire doyel ko def comme Senghor nguur kenn du ko ñëdd tollu fenn fii xam ne jot na nga tekk sa ndomb. judduloo ci nguur ne damay dee ci nguur vraiment posture boobu man duma ci d'accord quel que soit alpha nag moi je dis li ma gëm ndax man je porte des combats man damay nitu gëm-gëm laa yaa ngi déglu président tey jii xëy na am na looy calculer mais tey fi mu toll mooy yow génn bu rafet nga war a am da nga war a am énergie am ay jeunes des gens capables de t'accompagner dans le combat ndax délai bi gaaw na on dit accélérer la cadence ak yooyu mu daw bi dañuy gaaw a sonn nañu ronk rek ronk moo gën a am njëriñ daw. bu ko defee dinañu alors ñi nga doon ajouté fan yi bon waa APR yi xam nga APR moom dafa am déjà ay velléités comme quoi daal xaw a mel ne daal luy xaw a def ay guerre de positionnement ay guerre ci biir léeg-léeg ñu tudd ay nit sax naan diw mi nangam ak troisième mandat am na ñu ko fa wax de waaw loolu ma dana am wala doom de waaye am na ñu ko wax. waaw Macky Sall nag wax dëgg yàlla moom dane woon moom loolu du ko def. dëgg la
moom pare woon na ci loolu. dëgg la mais nag ngàngooram gi ñu ngi koy ruumandaat. waaw léegi xam nga nit ñi kenn ku ne day am ay calculam xam nga récemment dégg naa ba ñu ciy wax après am ku ñu ne wàcce nañ ko ndax loolu ndax tey xam nga ki ñu fal defagul sax at juróom-ñetti weer rek daanaka la def ngeen bëgg a dugg ci débat succession te bokk na xam nga tey ci poste premier ministre bi yaakaar naa ne bokk na ci tax ñu dindi ko mooy ñu naan noo diw fi mu toll ni moo nar a jiite wala moo nar a remplacer xam nga dañu dafa def genre dafa égaliser ñëpp kenn ku ne war a liggéey kenn ku ne na am jom liggéey na def ngor liggéey débat boobu nañ ko bàyyi te léegi tey bu fekkee ne maanaam gars yi dañ bëgg a installer débat boobu dañu bëgg a indi jiixi jaaxa ci réew mi fi ñu toll mooy ñu focaliser wu ci lii ci sunu kanam mooy def ay résultats képp koo xam ne demoon nga élection wootee nga ne nga nit ñi man la ñu wóolu dem nga nit ñi ne la man Macky Sall laa wóolu kon vraiment na gaa ñi nangu kenn ku ne li nga mën ci sa domaine nga ñëw dolli ko ci moom yaa ngi déglu waaye daal di toog fële di ko yéenee échec baaxut nañu bàyyi kii bi daal nañu nekk ci posture mën a proposer man day je pense que tey jii nii ndax moom it vision moo ko ndax sénégalais ñoo ko ne yow sa gis-gis moo ñu doy xam nga loolu moom kuñ ko wax mu entamé dernier mandat yaatal ndax it tey moom xoolal depuis ba mu tegee xam nga Wade ba mu tegee coalition ba mu déparé defuñu sax at mu tàggoog ñëpp xam nga loolu ko ne gis na ko mais moom quand même loo mën a wax il a réussi à préserver la coalition mooy xam nga coalition bi gën na ko yaatal xëy na ñëpp amuñu ñëpp mënuñoo amit te am na effort aussi yu mu war a gën a def xam nga la bàyyi xel ñi ko jàppale woon bu baax wax dëgg yàlla loolu xam nga mais tey gis-gisam moom xam nga donc tey maanaam refuser le débat du travail ndax moom moo ne bokkul ci ay mbiram. mais nañ ko gëm. ok ndax waxi président na bokkul. non moom wax na ko nee na moom. voilà vérifié nañ affaire bi ay troisième mandat sax talu ko su paree dem yoonam. dëgg la waaw loolu moom vidéo yaa ngi kaddu yaa ngi fi taw. woote naag xëy na ñi nga xam ne xam nga moom jabaram sénégalaise la. te jabaram wax dëgg yàlla ku baax la di def liggéey bu baax man mosumaa gisante ak moom mais xam naa ne elle a joué un rôle déterminant ci élection yi gagné Dakar ak yeneen ku ne gis na ko ñi ngi koy gis muy xam nga sénégalaise la ñu moom sénégalais la kii Sénégal deuxièmement moom màggetul du daw feneen mënul daw feneen Sénégal rek la mën a dëkk kon génn bu rafet nañu rafet njot te xam ne nit ku ne bëgg nga bu ñu la dénkee dara nga génn ci génn bu rafet génn ci la grande porte kon man comme nguur ke du ko ñedd comme disait Senghor man loolu gëm-gëm bu ma am la maintenant moom bu choisir vraiment les meilleurs hommes qu'il lui faut les gens capables de porter les combats de l'accompagner convenablement balaa 5 ans yi jot dina xam nga maintenant kenn ku ne lañ la dénk bu dee da ngay xëccoo wane li nga mën sénégalais ils sont là ñi ngi jugé ndax nit ñi bëri nañu wax sénégalais yi ñu ngi jugé donc débat boobu nañ ko refuser débat boobu nañ ko teg fële c'est pas encore à l'ordre du jour nekkaguñu ay fin de mandat nekkaguñu mi-mandat bay planché wu ci loolu donc man je trouve que c'est normal que gars ñi koy jéem a agité wala ji jéem a indi kii bi vraiment parce que ligne boobu bu duggee rek nekk dans ses rangs day poser pour kenn ku ne day jéem a fete affaire yi ñoom ñoo am ay loolu donc il faut que ça cesse la mu wax nañ ko gëm nañ ko ci wóolu mais ni ñun ñëpp nañu àndandoo gunge ko parce que it am na ay ndam démb dégg ngeen résultat yi ñu wax bu ñuy wax wàllu jàmm ci àdduna bi tey jii wax dëgg yàlla ñu ngi koy woo tey jii ñun les ambassadeurs de paix à travers le monde ba ñu dajalee ñëpp prix bi passé le président de la BAD moo ko gagné président directeur général BAD Adesina moo ko gagné tey jii ni moom ak beneen daam lañ ñoo ko gagné no mais ñoom ñëpp dañu àndandoo ne kat kii li mu def tey jii Gambie ba deret waree tuuru muy il a évité de justesse que benn goutte de sang tuuru loolu ndam la. d'accord mais li nga doon wax léegi dañ ciy dellusiwaat tuuti parce que daanaka li ñu def sax ñaari minutes lay doon. député bi sant Sow te barki démb rek ñu dindi ko ci commission santé. moom day waxam rek la wax ñu ne ko joxeet sànni fële. mooy li nga doon wax léegi rek. waaw doole moom. waaw bon léegi nag am na ñaar. mooy benn bi mooy xam nga bu fekkee dañoo bokk ci parti ñu ne dañoo bokk ci groupe parlementaire ñu am ligne de groupe bu ñuy décider. bu fekkee da ngaa bokk ci ligne bi. ci début ba ngeen waxtaan. ngeen d'accord ni lii la ñuy def yow bu fekkee da ngaa dem ba waroog sa ligne bi ñu tracé te ñu ànd ci. boo waroog moom mën nañ laa tekki bu fekkee ne dafa waroog ligne bi nga xam ne ñoom moom lañ tracé woon mu rocceeku ci. mais Macky Sall falu ko woon ba koy rocci. waaw non c'est-à-dire que falu ko en fait député la. député la il est ko fal il est élu mais il est toujours député non. oui il est toujours député non je veux dire. il n'est pas vice-président poste bi mu nekkoon. mais léegi xam nga ñoom ñi àndandoo. daal di koy c'est vrai que ay député ko fal. voilà député yi ko faloon bu ñu ko teggee ñoom ñi far xam nga aussi parloo la parti moom parloo la parloo boobu ñoom la ñu d'accord ne nii la ñuy waxee nii la ñuy defee xam nga keroog bañ ne bu Sonko di wax duñ ko déggul xam nga ba Sonko bañ ne Sonko day jël parole
ñoom ñëpp dañoo àndandoo génn xam nga kon loolu da la wóor ne ñoom ñoo ko waxtaanee léegi bu ñu nee lii buñ ci wax. mais ñoom bu ñu génnee tamit lu tee Sonko wax di. waaw non waaw maanaam. après bu ñu paree gis ko ci journaux yi. lu jëriñ waaw mais c'est que comme loolu man xaw ma lu doon mais je me suis dit xam nga poste yooyu bu ñu lay def président commission wala loolu am na lu tax. donc bu ñu la ca teggee it c'est-à-dire da ngay am ngoru ba nga d'accordee ñu jox la bu ñu la d'accord rek yow teggi la xam nga man ce pays là aussi problème boobu. doxalin woowu doy na war de doxalin woo xam ne. mooy waaw yow selmaxa bu ñu teg sa kanam rek. yow bu ñu lay fal. nga d'accord léegi nag bu ñu la follee nga loolu ça pose problème man ça je suis un homme de principe man dafa am lu ma gëm man li ma gëm dama koy wax bu dee jotee damay dee. tey bu ma nee dama ànd ak Macky Sall joxuma dara waaye li ma war a wax objectivement dama li ma d'accordul ak moom damay xam nga tey ji am na ay paramètres am na ay yu nga xam ne d'accorduma ci je l'ai dit président dellu si waatal ñu favoriser la production et le consommer local. yaa ngi dégg les jeunes mën nañ leen dimbali ci liggéey bi ndax parfois gars yi dañuy def taf yëngal. parfois da ngay teg kenn à la tête d'un ministère de la jeunesse par exemple mais amu ci benn expérience doo gis mukk mu wax développer la une vision développer la des trucs. doo ko tracé la aw yoon. doo ko gis xëccal la aw yoon xam nga. décision politique mooy def nit ministre. mais nañu seet aussi ñi mën am ay proposition ndax président mënul am solution yëpp danaan man kat bëggoon naa nangami emploi pour les jeunes wala bëggoon naa ñu promouvoir jeunes yi nii yow nga ñëw indil ko solution. d'accord. alors Déthié loo nuyoo askanu Sénégal parce que pratiquement ci waxtu bi jeex na. waaw di sant yàlla di gis na ne rek. réew mi réewu jàmm la. te jàmm jooju ñu nawee ndax 2018 sommet mondial bi wane ne Dakar moo nekkoon capitalu jàmm. tey jii ñu demaat encore ba ñu naat président Macky Sall dajale nañu ñëpp nee nañu raaye bii ci li ngay def ci jàmm ak li ngay def ci àdduna bi ndax fu mu demit ñu ràññee ko il faut que aussi ñuy sagoo suñu réew ndax ñun maanaam sa président. da nga koy sagoo bu defee lu baax da nga koy féliciter bu defee lu taggatémbee nga proposer bu defee nag lu safaanoo dëgg nga jàmmaarloo donc loolu it gis nañu ne it aussi sëriñ si wax dëgg yàlla lii nga xam ne moom la sëñ Mountakha def ñu ngi ko ciy jaajëfal di gis na ne aussi yéene xam nga ba ñu gisee sëriñu daaka bi yàlla dëgëral taxawaayam ba ko kenn bëggee indi ay coow daf cee dégagé kon nit ñu baax ñaa ngi fi. ñeneen ñi bëgg leen tamit ñi ngi fi nekk naa ne buñ nee noonu réew mi lii du fi am loolu de ñu gën a tedd ñi ngi tëdd Irak. deretu yeneen baa nga fa tëdd. saa baa nga fa tëdd la fa ne ma nga fa. kon nag nañu moytandiku te ñaan voilà. te doon ay nitu jàmm bëgg jàmm bu ñu wootee jàmm na nit ñi waxtaan na nit ñi nangu di waxtaan te bàyyi négociation ndax négociation kenn ku ne sa intérêt rek ngay gérer mais dialogue nag. maanaam nañ ko loolu nañu instituer des cadres du ay benn yoon daje benn yoon pour def dialogue national non na président gën a multiplier loolu nañ ko def dans le secteur universitaire nañ ko def dans le secteur de l'éducation bu ko defee nit ñi bu ñuy waxtaan amaana dinañu indi ay solution boo waxee dara nga yéene ko nga dem ba ci biir évaluer gis na ne xëy na nga ko bëggoon mënta ne bu ngeen waxtaanee dina sotti waaye nag bu fekkee ne duñ jël temps pour di waxtaan ak nit ñi nga jékki-jékki ne bon écoute naa gérer situation ndax affaire fii nañu gérer il faut sauver la situation tant que bàyyi ñu état d'esprit sauver la situation boobu réew mi duñ ci génn di jaajëfal aussi sunu armée bi donc wax dëgg yàlla taxawaay yi ñuy def à travers le monde di jaale pilote yi mujj génn àdduna di jaale wax dëgg yàlla armée bi ñu ngi ñuy sagal ñu ngi ñuy yëkkati donc lu mel noonu na gën a yaatu jeunes yi aussi gën a doon des citoyens du ay jékki-jékki rek woote ay mouvement citoyen c'est pas une action ponctuelle mais c'est une pratique de tous les jours. d'accord ci la ñuy woote ñëpp. jërëjëf Déthié ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm mbokk yi ñu doon déglu yéen tam ñu ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm incha allah beneen dimanche daañu dikkaat ci beneen invité fii ci jano bi ci Sud FM seen rajo ñu ngi leen di ñaanal jàmm wasalaam.